jërë ngeen jëf faatati nañu ñaari doomi Sénégal ci Amérique journal Les Échos moo xëy joxe xibaar bi ci xëtamu njëkk benn waay bu ñu naan Abdoulaye Diallo ñaar fukki at ak ñeent la amoon ak beneen waay bu tudd Abbas Mbaye tolloon ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent yéenekaay bi nañu guddik samedi jàpp dimanche ci la ñu jóge woon ci benn fête di dox ci mbeddi Amérique yi fusillade di fetalante amoon fa bali fital yi faat ñaari doomi Sénégal yooyee fa la jóge journal bi nañu ba léegi nag amagul kenn koo xam ne teg nañu ko loxo ci jëye joojee ñaar ñi faatu kenn ca di Abbas Mbaye ab seex la ab seexam ma ngay dund ca réewum Togo moom ndem si yàlla Abbas Mbaye ba mu duggee réewum Amérique ak léegi ci semaine rekk ca lay toll fi ñu toll tembe Fuuta Tampi mi ngi bëgg a booy ay nopp yëral xët mu njëkk Vox Populi Fatoumata Ndiaye mi coordinatrice bu mouvement Fuuta Tampi journal bi nee nañu ma nga woon démb ca ñoom mouvement Y'en a marre ñaari kuréel yi mu di Y'en a marre ak Fuuta Tampi joxante nañu loxo di waajal ndaje mu mag ci Fuuta ngir ñaxtu fa li leen metti ci réew mi seen i mitit ak seen ñëggi-ñëggi xol bokk na ci nervi yi ak ni ñu ne jasar ci réew mi léegi Fatoumata Ndiaye bu Fuuta Tampi xamle ci ndaje mi ñu doon amal ak taskatu xabaar yi démb ne nervi yi ñu gis ci Fuuta ci nganok Macky Sall gi mësee su ko gis sax ci réew mi mu ne it maire bu Ourossogui ci boppam moo ma boole ak ay nervi ñu di ma rëbb ka wër biir Fuuta Fatoumata Ndiaye ne liiraam ci ñag bi la jëm te bu ñu seetaanee ba mu yegg fa dëkk fa musiba rek lay jur mu ne ci diiru fukki fan ak juróom tuxu na ci ñetti yoon yoo xam ne dara waralu ko lu dul bëgg rëcc bëgg raw bëgg rawale bakkanam léegi nag loolee lépp du ko ci fekkati dafay taxaw jàkkaarloog ñi ci pouvoir bi lu ñu bax rek dina ko ngeer Fatoumata Ndiaye bu Fuuta Tampi ne maa ngi dégg président Macky Sall muy wax naan Fuuta titre foncier la loolee bu ko gëmee mi ngi nax boppam buñ ko gëmloo it ñi ko gëmloo ñoo ngi koy nax Fuuta permis d'occuper la ca moom bu fa deful lu jaaduwul dañuy jëlaat permis d'occuper bi Tribune nañu coowal nervi yi tax na plainte yaa ngi jibe fu nekk ci réew mi mouvement Fuuta Tampi ànd nañu ak waa Y'en a marre fas yéene saisir juridiction nationale yi ak internationale yi ci jamono joojee journal bi xamal nañu ne waa mouvement gëm sa bopp ñoom déposé nañu seen plainte ba pare leen ñu waajal bésu 23 juin Les Échos nañu suba la waaye muy ñi ci nguur gi di ñi ci opposition bi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi xëcc ak di xëccoo bésu 23 juin ngir bëgg ko moomale sa bopp ñi ànd ak pouvoir bi woote nañu am ndaje ca place de la nation mu di place Obélisque waa M2D ñoom it woote nañu am ndaje ca terrain bu HLM Grand Yoff la Sénégal nañu njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ci tànki teg loxo mouvement M23 ci la ñu nekk dañoo bëgg a aaki moom mouvement bi maître Aladji Diouf ni ñu ci xët mu njëkk Vox Populi dañuy sonal seen bopp rek mi ngi koy jéem nag waaye na xam ne du sotti ndax Ousmane Sonko ak mouvement M23 séquñu dara laalewuñu ci dara bokkuñu dara waa ji di Mohamed Diagne bokk ci Macky 2012 mi ngi njaay cekki ak a kaañu Ousmane Sonko ci xët mu njëkk Vox Populi Mohamed Diagne nee na Ousmane Sonko dafa war a gëm yàlla te nangu ne avenir politique ma nga mu sànni ca jacuzzi ba ki xamul dara ci wàllu politique dëgër bopp teg ci mooy ministre Samba Ndiobène Ka waxuma ko docteur Derouba Guissé bu grand parti moo ko wax ji mi ngi ci xët mu njëkk Source A docteur Derouba Guissé ne Samba Ndiobène Ka woowle na dëgër na bopp amul xam-xam ci wàllu politique boole cekkit ñi koy conseil duñu ko conseiller lu am njariñ fa mu fekk baax moom ministre Samba Ndiobène Ka di ca Jolof ka fa nekk ci wàllu politique di Aly Ngouille Ndiaye mi ngi ci l'Observateur journal bi bind ne Aly Ngouille Ndiaye dellusiwaat na ak doole doxul jàmm taximan bi ñu fekkoon mu faatu ca canal bu nekk ca Thiès Libération mi ngi ñuy xamal jarbaatam bi ñu ci téye ñu naan ko Mamadou Gueye ana lan la ko enquêteurs yi di toppee ba tax ñu téye ko l'Observateur tegal ñu ci ne moom jarbaat bi di Mamadou Gueye mandat dépôt nañu ko ba jël ko yóbbu kaso. NCA assurance santé famille Werwerle Samawono Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye leen ci àndal ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi nestet ñu dafa pàttali ci li ci gën a fës. mbootaayu jàngalekat yi di G7 ak G20 taxaw temb ngir dakkal fitna yi élèves yi di teg ci kaw jàngalekat yi ñaari mbootaay yëpp daañu yëngu-yëngal tey ak suba waa Y'en a marre ak waa Fouta Tampi fas yéene porte plainte ci mbirum nervi yi daloon ci kaw askan wi jamonoy ngan gi président Macky Sall doon amal ci bët gànnaar réew mi ñaari kuréel yooyu sax fas yéene nee amal doxub ñaxtu ca Fouta ci fan yi di ñëw tey li ñu ubbi data center bu njëkk ci Sénégal muy bërëb bu xarala bu ñuy denc lépp luy xibaar yéene nguur gi nag di fexe ba delloo si bépp xibaar bu ñeer Sénégal te nekk feneen la. Abdou Fati kon léegi nii daañu si dellu si waat moom muy wax ci ñaxtu boo xamante ne waa G7 daañu ko amal tey jii jëm ci ñaawlu li ñuy fitnaal jàngalekat yi élèves yi dóor ak yeneen ñu déglu ko moom Abdou Fati. li ñu constaté mooy jàngalekat yi ñu leen di xoxotal di leen dóor di leen gaañ yéen ñëpp depuis daaw mu ngi am mais ren moom yëf yi dafa gën a wulli ñaay li fi xew fan yëpp dégg ngeen ko muy Kébémer di Caaroy di fan yi yëpp làmbaay suñu ay jàngalekat yu jigéen ñu leen di xoj di leen sànni ay xeer loolu duñ ko nangu balaa nag ñuy yegg si musiba ñu ne nag nañu toog ñun jàngalekat yi manque suñu loxo pour que parents d'élèves bi communauté bi ñëpp xam ni monsieur de kenn du ko dóor soo ko accompagné wul kenn du ko dóor te loolu tamit ñun duñ ko nangu li am si yeneen dëkk yi la ñuy bañ mu am fi léegi li ñuy wax rek mooy njaboot gi waxtaan ak seen i doom
autorité bi également conseil de discipline yi fi am mu ressuscité ko élèves yëpp xam ku fi def loo warul def lii mooy dar sa kaw dañ siy profité également pour wax gouvernement bi ni recruter ay jàngalekat baax na wante nañ ko def nag ni mu gën a sellee ni mu gën a leeree am na jàngalekat yu bari ak ñu bari ñu déposé seen dossier am problème nañ ko rectifier di wax ni également ñaari fanu grève yi mooy dañuy dànxaafu nguur gi ñun de kenn dégguñu at yi yëpp wante nag trop c'est trop monitoring bi tamit wax dëgg yàlla jot nañu waxtaan ci sereinement balaa école di ubbiwaat su école ubbiwaat te waxtaanuñu ci problème mun na am. mu nekkoon Abdou Fati secrétaire général bu syndicat bi di SELS Authentique bokk ci G7 geneen kuréel di G20 ñoom tamit di mbootaay gëmb ay kuréelu jàngalekat ñoom tamit tey jii ci talaata ji daañu amal ab débrayage buñ ci noppee taftal ci ab grève ndak suba ñoo bokk tamit lu ñuy sàkku mooy nag ñaawlu li ñuy fitnaal jàngalekat yi ci daara yi ci communiqué waa G20 di sàkku ci nguur gi ñu jël matuwaay yëpp ngir aar karange jàngalekat yi mu fekk nag jamono jooju waa SAES di geneenuk syndicat jàngalekat bi yoon ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yi kaw yi ñoom nekk ci seen ñaareelu fanu grève di grève ñetti fan boo xam te ne dañ ciy ñaawlu fitna yi nga xam te ne am na ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ban sax ñu laalaale ci ay jàngalekat waa SAES di sàkku ñuy def fitna yooyu ñu daal di leen yóbbu ci kanamu conseil de discipline bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar 8h tegal na ñeent minutes. rajo askan wi. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di waa Y'en a marre ñu dalal démb waa Fouta Tampi di kuréel gi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ngir aar waa Fouta ak jafe-jafe yi ñuy dund yam ci saafara ci loolu nag ñaari kuréel yooyu xam na ne daal ci fan yi di ñëw daanu ànd amal ab doxub ñaxtu foofa ca diwaanu Fouta ca Matam yamuñu ci nee nañ tamit daanu porter plainte nervi yi nga xamante ne ñoo daloon ci kaw askan wi ci tournée économique bi njiitu réew mi doon amal fan yi foofu lay ca bët gànnaar réew mi dañ ciy déglu Aliou Sané njiitu Y'en a marre ak ci micro Pape Bestiba. ani des nervis ak ay grenades lacrymogènes c'est-à-dire des nervis yi nga xamante ni bokkuñu ci force de sécurité de la République yi reconnue par l'État ñuy xaañ ay citoyens ay grenades lacrymogènes di leen dóor ba di leen gaañ lii raam nag ci ñag bi la jëm. La première chose mooy y aura des plaintes au niveau national et au niveau international dinañ ci ànd ak waa Fouta Tampi et avec toutes les forces vives pour que loolu séance tenante ñu liggéey ci pour que plainte yooyu mu am au niveau national et au niveau international parce que actes yi il faut pas que ça reste impuni même si gis nañu actes yi am ci événement wu mars yi gis nga sénégalais yu ci ñàkk seeni bakkan les responsabilités n'ont pas été situées amut benn enquête boobu ba tey malgré les revendications du M2D gis nañu Sénégal yuñ ci dóor ba ñu jëlee ci laago ba tey y a rien qui est fait pour que la lumière soit faite sur ça mais lii nii aussi ñëw dolleeku si duñ ko seetaan et que dinañ def lépp lu war pour que justice soit faite au niveau national même si on sait les réalités malheureusement de notre justice qui est tenue par l'exécutif mais au niveau international bu dul tey bu ñu wàccee nguur gi ils répondront de leurs actes muy tey di ëllëg ça c'est sûr ça c'est une première chose deuxième chose prochainement inch'Allah sur invitation des populations de Fouta à travers Fouta Tampi les forces vives de ce pays que ce soit les mouvements citoyens les organisations de la société civile les associations ak képp ki nga xamante ni yaa ngi xeex pour ak yelleefu doomu aadama yaa ngi xeex pour démocratie wu Sénégal yaa ngi xeex pour état de droit ci ay jamono yii ñëw du yàgg dinañ leen woo pour annoncer leen grand rassemblement bi ñuy ami foofu. mu nekkoon Aliou Sané njiit kuréel gii di mouvement Y'en a marre dem ñu doon dalal waa Fouta Tampi Aliou Sané déglu ngeen ko ci ni mu gën a yaatoo bii moo doonoon gànnuk RFM soir suba 23 juin muy def fukki at gannaaw fitna yi amoon ci réew mi askan wi jigoon taxaw temm ne duñu nangul Abdoulaye Wade bëggoon a def di ticket présidentiel fukki at yooyu nag ñu koy màggal ñi nga xam te ne nag ñooy waa M23 gis ne ñii di waa M2D mouvement pour la défense de la démocratie dañoo bëgg ak moom mbir mi te loolu duñ ko seetaan ndaxte ba ñuy xeex kenn gisu leen woon Maître El Hadji Diouf bokkoon ci conférence de presse boobu ŋàññ bu baax a baax yi nga xam te ne mooy Ousmane Sonko ndaxte nee na nitu fitna na bëggul jàmm ci réew mi Papa Balla Gueye. kaddu yi Maître El Hadji Diouf teg ci ndoddug Ousmane Sonko daanaka weñ gu ci tag dee Maître El Hadji Diouf di ko jiiñ ne dafa bëgg récupérer seen mouvement bi di M23 te ñoom nag duñu nangu lu ni mel. ñoom Amath Dansokho ñoom Ousmane Tanor Dieng ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñoom Moustapha Niasse ñoo ñëwoon buntu assemblée nationale. ma nekk ci biir nekk seen représentant di ñëw ci biir di wax ak ñoom di dellu ci biir di wax député yi waaye mu am benn saytaane boo xam ni dafa ñëw oote pour récupérer suñu bis pour def usurpation nangu suñu bis comme kooku Ousmane Sonko la tudd bëgg a sàcc ci 23 juin ma pàcc ko place am.
Maître El Hadji Diouf maire ba futu muy xamle ne Ousmane Sonko dafa doon koo xamante ni day def kéemtalaay kàttanam ngir daal di yëngal réew mi ndax moom dafa am ñoo xam ne ñoom lay liggéeyal. léegi nag xam ngeen ki ngeen ko seqal xam ngeen kan mooy waajooju maa bañ a tudd bu ngeen bëggee ba tudd ko Sonko Ousmane borom suuf si bëgg suuf bëgg xaalis mën a kàcc mën a tooñ Sénégal soxlawu la Sénégalais yi wala ginnaaw Ousmane Sonko billaay bu ngeen xamoon ni ci biir yëpp ci waajooju li ci bopp bi ci mbirum pétrole mi ci mbirum gaz bi bëgg a jaay ñeneen taal suñu dëkk bi jël milliards yi non dem dëkk feneen. kii la anniversaire u 23 juin bi doon bés boo xamante ne daanaka dañu koy fàttaliku ci démocratie u Sénégal mouvement M23 nag fas yéene na delloowaat buum ca boy ga di ko fàttaliku tey ñaax njiitu réew mi Macky Sall ngir mu daal di teew ca bés ba foofee ca place de l'Obélisque nga xam ne jamono ji nekk na bërëb boo xam ne daanaka képp kuy am lu muy ñaxtu foofee la koy defee. Papa Balla Gaye tontu du forox ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef doon tontu kàddu yi nga xamante ne Maître El Hadji Diouf yëkkati na ko ŋàññi Ousmane Sonko ne mercenaire la waaye tamit mbirum suuf képp lay lijjanti tax mu tuddee ko Ousmane terrain ki nga xamante ne mooy Ousseynou Ly bokk ci ñi yor jokkoo gi ci parti Pastef ne wax jox ñu ko benn solo ndaxte waxu Maître El Hadji Diouf jarul dóor sa doom Ousseynou Ly bu Pastef doonoon tey ganu RFM matin. yaakaar naa moom wax ci waxi Maître El Hadji Diouf moom yaakaar naa dafay nekk loo xamante ni perte temps la ndax taxawaayam ak doxalinam Sénégal ñëpp miin nañ ko waaye li am solo mooy foog sénégalais xam ni M23 esprit la ndax tey jii yaakaar naa lañ doon xeex ca 2011 ba mu taxoon mu juddu tey jii la gën a amaat ci réew mi te yaakaar naa xeex nag moom démocratie ku ne am nga sañ-sañu taxaw ci cadre bi nga bëgg amul ni kii may ko moom wala këlee ko moom M23 mouvement 23 juin esprit boobu du kenn ku ko moom ku dul peuple bi. mais am na ñi jiitu woon tasaaroo léegi. waaw tasaaroo moom xëy na mbooloo ak organisation mooy def noonu waaye tey jii boo ñëwee ci li nga xam ne M2D ba tax ñuy woote di nga fa fekk ñoo xamante ni seen taxawaay ca 23 juin ba woon ca 2011 tey jii boo ñëwee ci M2D fekk leen fi ku ci mel ni Cheikh Bamba Dièye ku ci mel ni Cheikh Tidiane Dièye ku ci mel ni Y'en a marre ku ci mel ni Barthélémy Dias donc tey jii ñooñu ñan ñoo leen ëpp légitimité ndax xeex ba woon démb ñu ngi woon taxaw jiitu ca kanam donc buñ ñëwaatee dajaloo ci beneen cadre bu tudd M2D ne dañuy taxaw ci organiser 23 juin yaakaar naa kenn gënu leen ci yey. mu ne woon Ousseynou Ly bokk ci parti Pastef bu Ousmane Sonko rawatina ñi nga xam te ne ñoom lañ dénk jokkoo gi 8h tegal fukki minute ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax ci leneen jëm ci jafe-jafe yi dëkk bi di Koular Socé nekk ca commune bu Saloum Diané ca diwaanu Fatick dëkk boobu nag béréb bu fajukaay di poste de santé ba fa nekk moo gën a feebar sax ñi feebar di fay dem daanaka béréb di lal yi nga xam te ne moom lañ jagleel ñi wasin ak ñi ni rentré lal yooyu daanaka màgget na te jumtuwaay tamit amu fa tax sax ba ñi nga xam te ne ñoo fay liggéey di sàkk ñu gën leen jàppale Aminata Goudiaby. ab visite la bu ñu def ci poste de santé bu Koular Socé ki ñu gunge nag moo di sage-femme bi di Penda Raki Diémé ci gis-gis ku am pas-pas la ñu affecté ko ci poste de santé bi nga xam ni sorewul dara frontière u Gambie bi boobaak léegi def ñetti at ci centre de santé bu Sokone la jógee. poste de santé de Koular Socé mu ngi polariser 10 villages dafa frontalier donc ñun lu ñuy faj fii day dépasser sax suñu demande. ci salle d'accouchement bi nga xam ne nag daanaka dafa lëndëm benn lal bu màgget lañ fa fekk fi ñuy tëral xale yi bu ñu juddoo ba pare sax moo ko gën a màggetati poste de santé bi nee ñu moo ne jigéen ñi fay muccee daanaka weer wu nekk ëpp nañu ñeent fukk te ci condition yi ñuy liggéeyee yu méttee métti la buñ sukkandikoo ci Penda Raki Diémé. xoolal lal bi benn lii rek laa am léeg-léeg da ngay am problème sax parce que da ngay am 3-4 accouchements par jour ñeen ñi da ngay obligé jël baas nga lal ci suuf loolu moom recommandé wuñu ko mais da ngay dem ba sës dootoo xamati nooy def amul dara amul. poste de santé bu Koular Socé nag ñoom bu ñu amee ay cas yu métti dañ koy référé ci district sanitaire bu Sokone seen diggante yamook daanaka juróom fukki kilomètres te moo ne amuñu ab ambulance. bu ñuy référé dañuy obligé ab ambulance
donc ambulance bi day jógee ci commune Saloum Diané poste de santé de Saloum Diané léeg-léeg nga am malade boo xam ne dafa urgent trop mais nag amoo pexe il faut nga xaar ambulance bi ba mu ñëw. personnel ba fay liggéey itam ñu doyul infirmier chef de poste bi di Mbara Mohamed Sène moom moo ko xamle bâtiment bi nag ci gis-gis dafa mel ni lu ñu defaraat moo tax taxu koo màgget infirmier bi ak itam sage-femme bu poste de santé bu Kulaar Socé ne bëgg nañu ku leen yokk gën a jàppale ndaxte dafa mel ni ñoom dañu leen xaw fàtte Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram waaye bi yoon ca Mbour toll ci 2 téeméeri docteur di ay étudiants yu nekk ca fac médecine jamono ji ñu ngi foofu ngir saytu wér-gu-yaram askan wi nee na nag lu toll ci fanweeri junni nit bëgg na leen seet ci diiru semaine leeral ak Abdourahmane Diallo. ak nawet bii di waaju dugg kilifa yu nekkee ci 16 communes yu département bu Mbour lu jëm seen wàllum wér-gu-yaram askan doon lu leen soxal li ni mel sax a tax ñu leen di faj te duñu fay dara loolu ci diiru 1 semaine Maguette Sène mooy maire Malicounda nekk tamit directeur général bu COUD. fukki maire ak juróom-benn yi nekk ci département bi ñoom ñëpp ñu dugal ci seen loxo budget médicaments yi mi ngi toll ci 48 millions de francs CFA mais ñoom ñëpp ku ci nekk participer nga ci. donc commune bu nekk def nga say engagement ak mbooleem partenaires yi nga xam ne rek ñoo ngi ci campagne bi ñëpp tamit dugal ci seen loxo ba yaakaar naa ne commune bu nekk tey am na 3 millions ci médicaments waaye tey site boo dem ci fukki commune ak juróom-benn spécialité yëpp nga fay fekk. lu toll ak 2 téeméeri médecin daal di ñëw fas yéene xool lu ëpp fanweeri junni doomu aadama jàngoro yu ñuy faj bari na lool docteur Habib Ba kenn la ci kuréel gu ëmb amicalu faculté médecine. ci spécialité yooyu am na ñuy saytu bët mooy ophtalmo yi am na ñuy saytu jigéen ñi muy gynéco am nañ tamit ñi nga xamante ñooy saytu xale yi muy pédiatrie am na ñuy saytu cardio mooy xol ak ñi nga xam ne saytu lépp loo jëm ci nooyi mooy l'économie donc am nañ tamit ñiy saytu mag ñi nga xamante ne dañu am ay at yu kawe lool muy gériatrie am na fi tamit. étudiant wu médecine yi di ñaax kilifa yenn gox yi ñoom it ñu daal di def li ni mel ndax loolu rek day tax ba ñoom tamit ñu jiite ñu mën a am ay paj yu baax. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo bu ñu jógee bu del si fii ci Ndakaaru wax ci ubbi tey gu ñu ubbi tey jii kon li di data centre bu Sénégal di centre de données béréb boo xam tamit lépp lu ay xibaar foofu lañ koy dugal ci xarale yi tey jii lañ koy ubbi kon ci suba gi ci teewaayu njiitu réew mi président Macky Sall xew-xew bi di amee ca Diamniadio data centre boobu nag njëriñ li mooy li ñu bëgg lépp loo xam te ne xibaar la ñeel réew mi nekk ci bitim réew mu ñu ko delloo si dañ ciy déglu directeur général bu ADIE Cheikh Bakhoum ci jokkoom ak Makumba Bey. data center bu nu koy wax moom mooy tey bërëb bi nga xamante ne lépp luy jaar ci xarala yu yees yi bërëb bu ñu koy denc bërëb boobu ñu woowee data center wala centre de données en français bërëb boobu nag lu tax mu am solo parce que tey lépp lu ñuy def ci suñu àdduna daanaka ci numérique lay jaar daanaka ci réseau yi lay jaar données yooyu nag faaw ñu am fu nu ko denc sinon rek réew yu gën a mag ci àdduna bi ñoom tey dañu tabax bërëb yu mel noonu tey booy xool Afrique ba mu daj daanaka 1% lañ ci am mooy maanaam tey presque c'est inexistant en Afrique data center yëpp ñu ngi Europe ñu ngi Asie ñu ngi Amérique donc tey bu président Macky Sall jagleere réew mi donc data center wu dernière génération bi tax d'abord état bi nga xamante ne moom mooy gérer lu ci bari citoyens yi baax na ñu am infrastructure boobu pour mën a héberger suñu ay données dans d'excellentes conditions pour mën a protéger données sénégalais yi. léegi nag ndax dañuy jëli li nga xam ni sénégalais yi ñoo ko moom ñu ko daan denc bitim réew dañ koy jëli denc ko foofu wala. loolu nag souhait la en tout cas mbëbët la bu président Macky Sall am parce que moom li mu bëgg moom mooy tey suñu patrimoine suñu ay information que mu des ci biir réew mi te ñu mun ko aar loolu moom moo tax mu tabax. bërëb bi ni mel muy data center de type Tier 3. mu nekkoon Cheikh Bakhoum directeur général bu ADIE kon bii teg data center boobu kon tey ci suba gi lay doon daaneel ak wàllum yoon coow li dox diggante Akilee ak Senelec tribunal de référé bu Ndakaaru démb sàkku na nag ci Akilee mu jox Senelec xibaar yi mu soxla ndaxte actionnaire lañu sàkku nañ tamit ci ñii di waa Akilee ñu fay Senelec koppar yu toll ci $500,000 kon téeméeri junni bés bu nekk bu ñu tardé kon ñi ki nga kenn ci avocat yu kër gi di Akilee nag nee nañu daañu def appel gannaaw dogal boobu nga xamante ne tribunal des référés bu Dakar joxe na ko nag démb ci altine ji. yegsi ci xibaaru tàggat yaram andi ceeg Papa Balla Gueye.
gannaaw ba mu la nuyoo tàggat yaram bi dañu koy daal di doore ak football coupe arabe U20 Sénégal nag daal di am ndam ci génnam gu njëkk ndaw ko Sénégal yi nga xam ne nag ñoo yore coupe bi jamono ji ñoo daal di daan waa Liban juróomi bal ci benn Souleymane Faye Ousmane Dia Malick Ndoye Mamadou Ñing ak Mame Mor Faye ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo dugal bituk Sénégal yi ci loolee sax la ñuy déglu ki leen di tàggat di Malick Daf ci jokkoom ci téléphone ca Égypte ak Soda Thiam. mbégte la bu rëy wax dëgg yàlla bokk ci ñuy invité ci tournoi bu ñuy joué Asie muy tournoi bu mag coupe d'Asie nga xam ne dëkku arab yëpp dañ koy faral di ko joué di ko jege ñu wax ni tournoi la bu am solo boo xamante ne vraiment tournoi bu mag a mag la waaw mun naa ne bi passé Sénégal la yàlla joxoon ndam li mu jël ko waaye comme li ñuy joué tournoi boo xam ne beneen tournoi la ak beneen équipe ak ay nouveaux joueurs donc je pense que ni comme ni ñu koy waxee rek ñun dañu ñëw tournoi pour def tournoi bu baax ndaxte comme ni ñu koy waxee teguñu suñu bët ci dara li ñu am solo mooy ñu concentré au match par match waaw ñu géem a joué match par match géem a def suñu kéemtulaay kattan géem a gagné parce que li am solo mooy léegi équipe yëpp xamoo ci kenn donc ci biir tournoi bi la ñu xamante ñun nañu focaliser wu ci li ñu liggéey ak li ñu entraîné li ñu préparé booy match par match ñu jëlee ko match par match ñu joué match yëpp pour gagné ko incha allah ci kattanu yàlla quel que soit adversaire bi nga xamante ne moo nekk suñu kanam je pense que loolu moo ëpp solo comme ni ñu koy waxee incha allah bu neexee yàlla ñu daal di jàll ci beneen discipline muy beach soccer ak tournoi international ba ca Dubaï Sénégal moom itam daal di def jéego génnam gu njëkk mu daal di daan waa Oman 2-2 mu doon nag match bu xawoon xat tuuti ñii di Ibrahima Balde Pape Omar Boy ak Jean Nino Diatta ñoo daal di dugal bituk Sénégal yi mu doon nag ndorteel lu am solo suñu sukkandikoo ci ki leen di tàggat di Ngala Sylla ñu déglu ko moom Ngala Sylla ci jokkoom ci téléphone ak Youssouf Bodian. xale yi def nañ entame bu baax naam match bi métti woon na trop parce que sax boo xoolee ñun ñoo njëkk dugal après ñoom ñu égaliser ñu dugalaat ñoom ñu égaliser bon ci fin bi sax ñun la leen dugal muy 3-2 muy match boo xamante ne sur le plan technique sur le plan tactique sur le plan physique yëpp métti woon na trop si xale yi te puis ak tàngoor yu fii ñëpp xam ne ne fii Dubaï dafa tàngaay bu métti fi am même fekkee ne sax match yi ñu ngi koy jouer semi nocturne muy 18h fii si Dubaï xam ne ne dafa tàng jip mais loolu tey ji taxoon na sax métti woon na si ñaari équipe yëpp mais quand même baax na si préparation bi si loolu sax ñu ngi wax ne def nañ une bonne entame parce que l'essentiel moo doon nga gagner sa première match pour mën a dugg si tournoi bi sax dañuy noppaloo ko suba après jéego tax mercredi ak Émirats arabes di fàttali nag ne tournoi bi ñetti équipe la muy ñun Oman ak Émirats arabes si match aller retour donc dañuy jéem wax ñoom phase aller après jéego tax ñoom phase retour yi xam naa ne suba moom récupération lay doon après ñu dem entraînement vers 19h après xale yi ñu mën leen rectifier ñu mën a préparer seen match contre Émirats arabes incha allah. mu nekkoon Ngala Sylla mi nga xam ne mooy tàggat ndaw ko Sénégal yi yëngu ci wàllum beach soccer. triathlon Sénégal moom nag ndawam ya mu yebaloon foofee ca Ghana daal di ñibbisi ak ñeenti médaille ñett yoo xam ne wurus la ak benn boo xam ne xaalis la mu doon nag tertu goo xamante ne daanaka ñii di kilifa yi wàllum tàggat yaram bi kenn teewu fa woon leeral yeeg Mame Astou Kane. ñii ñoo jëlal réew mi ay raaya Chérif Mélanie Diop Anta Sok Diaw Salimata Ndiaye ak Anta Ndiaye moom Anta Ndiaye toll ci ñaar fukki at ak juróom jël médaille d'or catégorie élite dame mu bég loolu waaye nag li muy laaj rek mooy ñu gën leen a jox seen cër. sama xalaat mooy que gars yi jàppale ñu utal ñu ay vélo yu baax ñu mën a di reyante au niveau de l'Afrique de l'Est parce que instant bi conditions yi moom baaxul moom vraiment baaxul bu ñuy wax rek à long terme à court terme vraiment. ñu ñibbi si tey ci jongante bi ñu doon amal fële ca Accra ca Ghana waaye tertu bi nag gisuñu ci jëwriñ ji yor wàllum tàggat yaram benn autorité teewu fa mu doon lu ñuy nakarlu bu nu sukkandikoo ci Seynabou Ndiaye Gueye doon première vice-présidente fédération triathlon bi. ñun doon nañ bëgg vraiment ministère yónni kenn ñu motiver ñi nga xam ne ñu ngi leen di wax tous les jours triathlon doon nañ bëgg ñoom tamit ñu gis leen tuuti daal. on espère que ne dinañ ñu inviter aussi sargal leen comme ni ñu waree te ku si nekk def nga sa liggéey. gannaaw résultat yi nga xamante ni ñi ngi koy amal ci bépp compétition fédération sénégalaise triathlon bi nag ma ngay yuuxu wàllu. vélo bi mooy nerf de la guerre bu ñu demee ci yeneen dëkk yi du ñu mën ci fay bi du ñu mën ci daw bi ma damay lancer appel ministère bi aussi mënul nekk tout le temps mais société nationale yi bëggoon naa aussi ñu gëstu sport bi pas que le football parce que ñun chaque fois bu ñu demee andi ndam. triathlon doon benn discipline sportive bu ëmb fey dawal vélo ak course tànk ñu teg ay perspectives yu bari ci seen kanam yi leen ndaw nag di ñaan ndimbal autorité étatique yi ngir prochaine compétition yi nga xamante ni mi ngi am ci Afrique ak ci international bi ñu mën cee gën a siggil Sénégal. jërëjëf Mame Astou Kane kon fii la ñuy yem ci xibaar
xibaaru tàggat yaram yi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xibaar. incha allah ñu koy gërëm bu baax moom Papa Balla Gueye yegg si léegi ci xibaar yi ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Ndati Diop. dal leen ak jàmm. fête de la musique màggal nañ ko ni ki démb place de l'Obélisque théâtre national Daniel Sorano wala sax ci région yi amal nañ fa ay concert fii ci Ndakaaru timit Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose moom timit kenn demul mu des amal nañu ni ki démb ab concert bu mag Ansou Sané moom mooy directeur général bu Grand Théâtre moo tax ñu organiser donc plateau bi ni mel nga xam ne donc ñu ngi koy tijjee ak famille Doudou Ndiaye Coumba Rose suñu waxee orchestre Baobab xam nañu que donc ñoom ñoo téyewoon musique Sénégal depuis les années 60 ba léegi waaye tamit ñu andi rappeurs yi nga xam ne culture urbaine la ñoom tam dañuy ñëw jouer mais si diggante boobu day am ñoo xam ne donc ñoo fi nekk donc véritablement téye musique bi ay ñoom El Hadj Keita Idrissa Diop ak tamit ay artistes yoo xam ne jóge nañu ba Sédhiou ñëw waaye su ma nee Casamance tam am na ñoo xam ne jóge nañu au nord tamit ñëw assister si fête bi pour wax rek que ni donc fête bi feetu Sénégal la waaye feetu Afrique la. ñaareelu édition bu Dakar Musique Expo daal di nañ koy ndar képp mu nekkoon édition boo xam ne nii fondateur ba di ko taxawal di promoteur culturel Doudou Sarr ñu ni lépp lañ ci doon séntu ñu ni gis nañ ko ci muy xamle ni institut français ba léegi moom mooy wéy di nekk partenaire bu mag ba moom Doudou Sarr mu ngay wéy di ñaax yii di yeneen institution sénégalaise yi ñu jàpp ci boobu festival ñu déglu kook Anna Rocha. ministère de la culture maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que jàpp nañ ci bu baax ville de Dakar aussi maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que jàpp nañ ci bu baax waaye nag damay leeral ni ki ci gën a jàpp mooy institut français mais xam naa ni institution sénégalaise yi dinañ ci gën a jàpp te maa ngi leen di woo ci loolu ñu gën cee jàpp parce que bu doxee ñun ñëpp la doxal te ndamu ñëpp la ñun ñëpp buñ defee noonu tamit am na ñoo xam ne sax lii dafa ëpp loolu réew mi day gën di jëm kanam Dakar dañ koy gën a ràññee ci àdduna ñuy dëkk boo xam ni culture am na fi solo lool institution sénégalaise yi muy ministère de la culture muy ville de Dakar vraiment comprendre nañu enjeu yi te yaakaar naa ne at mii di ñëw cette élection dañ ci gën a dugal seen loxo te loolu laa leen di ñaan ñu gën cee dugal seen loxo yónnee benn message aussi à l'envers du privé sénégalais parce que culture noonu la mën a dundee culture tant que ñëpp jàpp ñu ci comme yeneen dëkk yi rek buñ ko deful du mën a jëm kanam te culture mooy loo xam ni du mës a jeex. ñetteelu édition bu DMX jàpp nañ ko ci weeru février atum 2022 cinéma la ñuy wax ak lu soxal FESPACO ca Ouagadougou comité d'organisation bi daal dinay béral ni ki démb affiche officielle bu 26e ko édition bi mu di ab tableau boo xam ne ni artiste bi fekk baax foofu ca Burkina Faso di Christophe Sawadogo moom moo ko defar ci wàllu woowu sax ñoo ngi xaar ab délégation bu Burkina Faso ay bis yi di ñëw fii ci Ndakaaru mu war a jébbal réewum Sénégal li di invitation d'honneur bi liste film yi nga xam ni moom la ñu jàpp ci boobu compétition timit fii ci Ndakaaru fi lañ koy fësalee ñu fàttali ni 26e ko édition bu FESPACO ñoo ngi ko jàpp fukki fan ak juróom benn ba 20 fan ak ñett ci weeru octobre 2021